voilà Kamañen donc personnellement c'est la première fois ma koy dégg donc découverte lay nekk pour man et j'imagine pour plusieurs d'entre vous. ñu bàyyi kon Maguette mu xamale ñu ko. waaw Kamañen day soxna Khady Colonel Gueye fête la boo xam ne fête religieuse la. fête diine la fête ancestrale la ndax séculaire. ci ay at ak yooyu mais fête la boo xam ne aussi dégg nga feetu culture la bu culturel la. ni mu nekkee nag feetu diine mooy dafa xaw a yemoog un peu li nga xam ne nii parce que ñun bu dee olof yi dañuy def baawu naan nga xam ne dañ koy def avant taw bi kii wàcc bu ko defee di ñaan yàlla ji mu def taw boo xam ne nii bu am solo lay doon pour lépp li nga xam ne dañ koy bay mu mën cee ñor. loolu moom baawu naan la. bu dee nag joolaay ñoom boo demee dëkk yu mel ne Milomp ca Casamance. ak dëkk yu ko wër foofu la jógee ñoom ñuy def Kamañen nag boo ko tekkee ci làkk olof day tekki. Kamañen ci olof mooy toggal ceeb bi ñor. toggal ceeb bi ñor wala ceeb bu bees bi. toggal ceeb bu bees bi ça veut dire quoi ñoom dañ koy def bu ñu bàyyee ceeb ba pare ñun baawu naan la ñuy def avant récolte. gis nga ko ne le ñoom nag dañuy def Kamañen moom après récolte la. bu ñu bàyyee ceeb ba pare ci lañ koy def liñ koy def lan moo tax ñu koy def dañ koy def pour gërëm yàlla mi nga xam ne defal na leen taw bu am solo boo xam ne bay nañ ci bay boo xam ne bu am solo la. ñun avant la ñuy def ñoom après la ñuy def. D'accord. nag di loo xam ne tamit bis bi ñu koy def day doon bis boo xamante ne bis la boo xam ne prêtre bi nga xam ne moom moo ko toogee jiite ko moom mooy déterminer jour bi mu war a doon. ni mu koy déterminer nag mooy moom dina dem ci ay sages consulter leen bu ko defee nag ñu consulter seeni esprit dugg bu ko defee nag waxtaan ak yi nga xam ne ay êtres yu surnaturel la yoo xam ne mënuñ koo xam. bu ko defee nag buñ diisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom laaj leen ñoom ci la ñuy choisir benn date boo xam ne dinañ leen ko communiquer ñoom jour bi mu war a doon ak yëpp bu ko defee ñu def ko mu war a nekk loo xam ne 2 fan lay nekk. kon Kamañen bu dee ci côté boobu noonu la nekkee diine en fait diine bi boo ko jëlee ci biir aussi côté mystique bi mu ngi ci c'est mythique mu nekk yëfu diine aussi parce que tout simplement lu ñuy def la pour remercier yàlla kon loolu diine mi dugg na ci mu xaw a yem ak baawu naan mais bii avant la bii après la. léegi nag bu dee ci côté bi nga xam ne nii ci la nekkee tamit bu ma waxee ne ancestral séculaire parce que dafa nekk fête boo xam ne aussi bu yàgg la yàgg na fi avant même indépendance dañ koy def lu yàgg la comme tey yi boo doon waxtaanee lu mel ne ay taaxuraan ak yooyu ni mu yàggee Kamañen aussi noonu la yàggee mu li nga xam ne it moo di culturel bi ni mu ko nekkee mooy ci feetu Kamañen bi d'habitude sax ñi nga xam ne ñoo dàqoon a ñoo mës a mën a bëre ci zone yi ñu dëkk ci lañ daan feeñ ñi nga xam ne aussi dañoo dem ba war a nekk ay vrai féticheurs ay guérisseurs yoo xam ne nii am nañu xam-xam bi nga xam ne jàng nañu xam-xam yooyu ba am ko ci fête bii la ñu daan feeñ ndax fête bii nga xam ne moo di Kamañen aussi ñoo marié ñu nekk ci zone bi ñan ñoo am jëkkër ci ren parce que ñoom mariage nekkul loo xam ne dañ koy def ak ay mariage yu mag yooyu nga xam ne dañ koy célébrer ku nekk ñëw ñu teg ay affaire bu Kamañen jotee ci la ñuy xam kan lañu takk ren ñan aussi ñooy waaje dugg ci mariage ni ñu koy defee nag mooy bu eggee ba ci cérémonie culturelle bi nga xam ne dañ koy def ci penc mi ñoom ñëpp ñu nekk foofu di tëgg di kii déjà géew bi nga xam ne fa la ñu war a bëri yëpp préparé nañ ko saa si ñëw toog ñëpp toog ci la nag ñi nga xam ne nii dañ leen a takk ren ku ci nekk di nga ànd ak say mbokku jëkkër bu ko defee sol lu gën a rafet góor ñi ñoom ay parasol la ñu yor jiitu bu ko defee nag jabar ji topp si ak mbokku jabar yi ak mbokku jëkkër ji bu ko defee nag ñu gunge ñaari marié yi ñu ñëw défilé wu ci biir foofu ñëw ba ci penc mi bu ñëwee ñu xam ne voilà ci la ñuy wane ne donc kooku moom ren am na jëkkër bokkatul kuy ut prétendant tamit keneen ngay ut waaye moom bokkatul moom ndax dañuy faral di wax fii dañuy faral di wax naan l'islam dafa bëgg ñuy vulgariser mariage yi di ko kii siiwul ko ba mu siiw pour ku nekk xam ne diw takk nañ ko nangam ñoom nag ci fête bii lañ daan profité di ko def léegi nag bu ñu ñëwee aussi ba foofu ci géew bi nga xam ne fa la ñëw pour bu ñu defee seen défilé ba pare ñoom couple après couple bu ñu paree nag ci la ñuy commencé séance de lutte yi nga xam ne nii ndaw yi gënoon a mën a bëre ci la ñuy ñëw jaayante seen i kii mu nekk ay tournois yoo xam ne aussi ci 3e jour bi dégg nga lay jeex côté boobu la nekkee côté culture mais aussi ci kii bi ñi nga xam ne dañu nekk ay féticheurs ay jeunes dem jàng ay xeetu yenn xam-xam yi nga xam ne jàng nañ ko ci seen i sage ci yenn sage yi jàng nañ ko ci xam-xam bi ñu jëlee ci àll beeg ci yenn garab yeeg nangam fii la daan feeñ parce que ñoom dina am na turbine boo xam ne comme boo demee tribunal ku nekk ni muy amee fu muy toog ñoom aussi am nañu benn wàll boo xam ne nii ci fête bi benn place boo xam ne ñoom lañ ko réserver ñu fay toog ñoom jeunes féticheurs yi mais aussi koo ci gis mu yor benn bant moo tax lu mel ne ay kaan léeg-léeg nga gis mag ñi lu ci bëree bëri bu ñu tollee ci yenn âge yi même bu ñu amul problème mu dégg dañuy yor kaan parce que kaan dafa am loo xam ne nii da koy tekk ci ni ko nit ki yor bi mu koy yor léeg-léeg aussi nga gis koo xam ne day tegoo kol
day tegoo col ci kawam loolu ce n'est pas uniquement culturel. comme col yi nga xam ne da ngay sol mbaxane nii ba pare jël koloo ko nii. donc du yëfu mode kese. du yëfu mode kese mais dafa am benn signification bu mu am boo xam ne nii loolu c'est autre chose mais du yëfu kii kese. ñoom aussi am na ay genre xeetu mbaxane yu ñu daan sol yoo xam ne jeune féticheurs yi koo dugg gis mu sol ko rek da ngay xam ne ñoom la ñu toog benn place après nag ñooñu buñ paree dañ leen di jox cër bi ñu leen war a jox gëdd bi yam ak xam-xam bi nga xam ne moom lañ am. bu ko defee nag Kamañeen fête la boo xam ne aussi fête solidarité la ndax bu ñu bayee ba pare am na ñoo xam ne ñoom génn nañ ci seen bay baax na mais du ñëpp ñooy baaxle léegi nag ñi nga xam ne baaxle nañ gis suñu baaxlewul mu nekk feetu solidarité parce que bu njëkk li amoon mooy bay dundee rek ko defee li nga bay nag ba baaxle yow bay sa tool bu yaatu am na koo xam ne moom basam baaxul noonu wala boog amul woon ay force humaine comme doom njaboot gu bëri goo xam ne ñoo koy mën a bayal parce que njaboot gu bëri moo doon signifier force humaine boo xamante ne nii bu bay jotee ñoom ngay dem kii loolu jàng nañ ko ci ay histoire rek nangam yooyu léegi nag bu kii bi jeexee ñi baaxle dañuy dimbali ñi baaxlewul mu nekk feetu solidarité bu am solo mais aussi ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo baaxle danañ ci profité sax def ay li nga xam ne nii mooy ay sarax yoo xam ne comme li ñuy def tey di wax ay li nga xam ne mooy kii te jullit ji di ko joxe lu mel ne azaka ñoom aussi dañ ko daan joxe ci li nga xam ne moom la ñuy bay te dañ daan profité ci fête bi di ko joxe nga xam ne dinañ togg lu bëri parce que tamit ce qu'il faut savoir mooy moment boo xam ne nii am na ñoo xam ne ñi ngi lekk ba suur di naan ba mandi rek am na moment boo xam ne noonu ñoom am na ci ñoo xam ne dank ceeb bu ñu dugal seen gémmiñ sax amuñu ko donc moment bi moment solidarité bu am solo woon mu nekk kon fête culturelle nekk fête boo xam ne religieuse la nekk fête boo xam ne aussi c'est ancestral parce que séculaire un peu loolu mooy li nga xam ne mooy Kamañeen di la fête des récoltes donc à Milomp à Casamance. D'accord voilà ñu nemmeeku ci également ay góor yu solu yu def déguisement sol ay yére jigéen. c'est pourquoi. waaw sol ay def ay masque rek laay wax man yére jigéen mais en tout cas ay masque la ñuy def rek parce que xam nga masque dafa nekk loo xam ne am na ci ñu sol yére musóoru et tout. waaw xam nga waaw loolu lépp dama koy dugal ci masque rek. xam nga masque moom moo nekk loo xamante ne nii dafa am lu mu tekki parce que tey xeet boo dem ci Afrique surtout Afrique noire am nañ ay masque propre la ay masque des Bassar yooyu yëpp dinañ ci ñëw sax dinañ ci ñëw mu nekk beneen dossier bu gën a riche boo xam ne dañ ko waajal bu baax mais fii aussi xaj yi dafa am loo xamante ne mooy li ma waxoon fii ba may waxtaan ci kii li nga xam ne tey jii moo di bukkut nga xam ne askan boo dem ci seen culture boo koy wax da ciy am loo xamante ne nii doo ko génne ci biti. D'accord. askan boo dem booy waxtaan ci seen culture am na loo xam ne du luy exposé ci biti. parce que li nga xam ne tey jii li ma la wax ne la fête bi c'est d'abord religieuse. côté bi nga xam ne moo ci nekk côté religion dafa am lu ma ci cof rek waaye am na ci loo xam ne du ma ci dugg. D'accord. par exemple tey am na benn way boo xam ne nii heure bu prêtre bi demee ba xam ban date lañ war a def Kamañeen moom am na benn way boo xam ne moom lay woote ñu way ko mais way boobu bu ko wayee aussitôt ci village bi ñëpp dañuy reprendre way bi spontanément. ñëpp dañ koy reprendre toppaat ci way bi mais date boobu bu xasee ba passé kenn amatul droit wayat way boobu way bi kenn dootu ko way sa gémmiñ boo koy way rek di ko gis mu mel ne li ñuy wax naan jum-jum yi ca Siin dinañ ci def kii nañ ci ñëw nañ ko liggéey bu baax ñëw ci nga xam ne yooyu risque yu am solo la yoo xamante ne da ci am loo xam ne nii ci côté culture ba ci yére ñuy sol lépp ci la dugg man côté culture bi boros ko rek laay def jàll waxtaan ci li nga xam ne moo di culture bi surtout moom may gën a intéressé parce que religion bi boo ko laalee rek da ngay laal li nga xam ne nii moo di seen religion ñoom animiste yu bëri yoo xamante ne tey jii boo ci duggee rek léeg-léeg di nga ci bu ko defee nag li nga xam ne kon moo di culture boo ciy wax di nga mooy religion culture boo mën a wax di nga tudd religion bi nga xam ne dafa am rapport ak culture boobu parce que la religion également est un élément culturel c'est un élément culturel loolu ñi def philosophie xam nañ ko bu baax élément culturel la booy def ay individu kii dégg nga nature et culture ak yooyu di nga ko xam la religion est un élément culturel bu ko defee nag booy culture boo wax rek di nga tudd seen religion mais booy tudd seen religion li ci am solo mooy nga tudd ci li nga xam ne jar naa xamle parce que religion boo xam ne yow yaa ngi ci sa bas doo ko dem pratiquer ji mukk am na ci loo xam ne jarute kii mais li ma ci xam ba xam ko ci mooy façon bi nga xam ne moom la ñuy côté bi nga xam ne moo di affaire religieuse bi mooy seen gëm-gëm partie bu njëkk bi nga xam ne fête bi loolu la dañ koy def pour sant yàlla ci nawet bi mu leen may bu ko defee mu jural leen mbay mu am solo loolu la ñuy def mais am na ci ay way yoo xam ne par exemple duñ ko mën a woyaat fii am na ci yenn doxalin yoo xam ne tey jii du jar soulever fii mais li am solo mooy fête la boo xam ne am na culture bu riche bu ci am ndax ay bërëg yooyu yëpp da ciy am mais fête la boo xam ne aussi solidarité dina ci am Khady colonel. D'accord waaw léegi man xam nga lu ma ciy laaj sànq dama dégg da nga koy souligner souvent. mooy prêtre bi ngay wax da nga wax prêtre dama bëgg a xam ndax prêtre bi xam nga wax nga religion
est-ce que prêtre bi ci chrétien la ci affaire christianisme la ou bien maanaam orthodoxe ou bien yooyu quoi ou bien xam animiste yooyu laa bëggoon xam dama bëgg xam prêtre bi prêtre lan la effectivement lu am solo la ndax prêtre boobu wuute nag prêtre bii ne ci église bi. waaw voilà loolu moom lu jar a leeral la lu jar a leeral la te sant naa sax ci ni nga ma ko laajee wuute nag prêtre bi ne ci église bi. moom il n'a rien à voir ak ay mbirum église ak yooyu. ndax église tam ñoom boo demee comme ñun ni ñuy amee suñu kaamil ak suñu affaire ñoom aussi dañoo am seen bible. am seen i gëm-gëm yoo xam ne ça n'a rien à voir avec nos cultures internes. yaa ngi dégg ndax boo ñëwee ci christianisme dafa nekk religion bu yaatu boo xamante ne nii dégg nga boo demee Rome foo mënti dem bible bi nga fay fekk rek. léegi nag nous avons des cultures internes. léegi nag culture religion boo mënti gis bu demee ci benn dëkk dina am benn coloration culturelle bu ndaw bu ciy lal mooy boo ñëwee Sénégal parfois bu ñuy jaamu yàlla ak ni yenn affaires yi nga xam ne moom la ñuy def boo demee peut-être Arabie Saoudite wala nangam même kaamil bay yor même nangam mais parfois dinañ am tuuti différence ci ni nga xam ne dégg nga moom la ñuy defee kon code su prêtre bi nga xam ne moom lay wax fii mën naa wax ne njiit bi nga xam ne moo ko yor rek moom loolu lay tekki mais bokkul ak prêtre bi nga xam ne moo nekk ci église bi waaw d'accord